cruche de la jeunesse sénégalaise, c'est un artiste de Reptile Music. Vous le connaissez surtout à travers des chansons comme Yolé Yolé et récemment il a chanté le générique de Dakar Rapide, une série qui passe sur la TV d'Orange et il se nomme Samba Peuzzi. Je suis avec lui. Samba ci loo ne. maa ngi nii ça va maa ngi cool. yaa ngi si jàmm. waaw sant yàlla. nuyool ak téléspectateurs yi maa ngi leen di bëggee ñëpp ñuy seetaan xam nga di leen wax tey maa fi nekk noonu la demee. yow la def sa poche. alors yaa fi ne loolu nga wax ma am mbégte nag toog jàkkaarloo ak yow nga nekk artiste Reptile Music maa ngi koy wax léegi est-ce que mun nga ñu wax naka nga def ba intégrer Reptile ak kañ nga ko intégré. waaw Reptile mën naa ne maa ngi fa dem ay 2016 ans. 2015 2016 affaire yooyu. dama fa demoon pour def son dama fa dem def fa benn son après jour bu may jël si son bi si laa fa tase ak dip affaire yooyu noonu après si lañ commencé xamante vite fait. après si lañ commencé di déggante man ak di parfois su ñëwee studio bu woo ma nekk foofu noonu parfois. daal mën naa ne li ma fa doon fréquenté noonu ak gars yi looloo ma gën a dugal foofu noonu. ba ma bokk si en plus soriwul woon sama gaale. d'accord kon da nga ñëw pour enregistrer ñu gis ne am nga talent et que ce profil intéressé na leen. ñu intégré la. waaw mën nañ ni loolu la quoi. d'accord Samba Peuzzi dañuy gis ne yenn saa ay artistes dañ lay clash. ku ci mel ni Hakill nga xamante ne moom Reptile la nekkoon ku ci mel ni One Lyrical te mosuñu la dégg nga tontu lu tax doo tontu clash yooyu. waaw xam nga pour man nit genre même bu nekkee benn jour waxal naa leen ko lu baax quoi tu vois. en plus man clash yi ñuy wax man gisuma ko sax. yaa comprendre parce que ñoom lu mu dee am genre dund nañ lu ëpp weer quoi parce que bokkoon nañ fi ñu nekk affaire yooyu noonu yëpp. pour man boog man luy genre jàppee ma ko dara quoi li ñuy wax. ku la wax mënoo rab. rabuloo kooku clashu la. pour yow clash la mais pour man loolu dara parce que mënoo rab te yaa ngi avancé kon yàlla bu ma mën rab. kon su fekkee mënuma rab yàlla bu ma mën rab parce que man en fait lu may def si li may def damay ñaan yàlla di si avancé xam nga nekkul à chaque fois damay nekk di tontu ay affaire di wax fii wax fële pour man daal. jaru ko pour man sooy tontu rek day mel ni yow bëggoo avancé quoi. c'est vrai d'accord kon loolu moom mooy vision wu Samba Peuzzi. bëggoon naa xam sa playlist ñëw ci way yi nga xamante ne moom ngay gën a déglu ñu commencé ko ci troisième position. troisième position bi maa ngi genre am na benn son Grand Lit moo ko way. benn rapport benn son bu kontaan. gisuma woon lu weesu fii man yow yaa ma tingoom di jégalu yàgg naa la teg bépp métit ngir jël sa ci dépensé ñëw ba génn ci te fekk boobu yaa ngi gérer nat pour ouverture foo joxoñ dagg lépp mat du am demi mesure. yaa am lay woy quoi xam nga affaire dafa nice parce que muy wax si son bi que ni ak loo mënti mel sa yaay daf lay continuer di la bëgg genre day def lépp pour yow même su fekkee après yow delloo woo ko affaire boobu noonu mais du tee moom day gën a def yëpp pour yow. genre mu ngi wax si côté mère xam nga mère ni ñuy jàppale. li muy wax yaay daal li muy voilà wax yaay ak loolu moo ma neex yaay si doom moom moo la neex moo tax. loolu moo ma neex ak ni mu ko woyee tamit daf ma neex trop son boobu moom dama ko bëgg dama koy déglu souvent dama koy déglu depuis lu yàgg damay déglu son boobu. deuxième position ban way deuxième position bi benn Ghanéen Jidero bi la tudd quoi. boobu mooy première son su ma juumul son bi Poverty la tudd. Somebody have to run go and tell poverty say him have to go me just want me privacy him stay too long in my life him have to go come me want see the daylight me never want those or anything at this time and I saw me want go see me reach me prime time along. parce que day woy affaire banlieue xam nga day woy banlieue bi di woy affaire job gars yi dañu war a liggéey affaire yooyu noonu di wane tamit banlieue bi nu mu méttee xam nga banlieue mu ngi fépp quoi xam nga te man tamit banlieue laa dëkk foofu laa juddoo loolu tax affaire dafa mën laal en plus son bi dafa nice. d'accord léegi ban way na nga gën a bëgg sa biir xol. instant bi sama son du moment mën naa ni son di Nobo ma woon. Nobo ma woon Nobo ma ndeysaan Nobo ma woon ba ma lay FaceTime taloo ma woon Nobo ma message Nobo ma woon Nobo ma woon Nobo ma ndeysaan. genre son bi à chaque fois su ma ko dégloo dama siy gis sama bopp parce que dama naan man kon son ba léegi son bi genre jëlaguma koo sérieux parce que dama ne xaaral ba si kanam. après son su ma ko naree play si kanam dina neex parce que dina am affaire ay gars yoo xam ne nañ si gis seen bopp. alors bu ma paree ci sa playlist damay ñëw ci SMS u gars yi. ki ci njëkk nee na hello je peux savoir pourquoi Peuzzi. ma jox la nga tontu ko. loo ko wax. dama ko ne Peuzzi benn tour la boo xam te ne dafa ma topp. ñu yàgg depuis école xam nga dañ doon def
ay affaire genre affaire gang yooyu quoi pause ay gang ñu koy ubbi ay Facebook man su may bindee pause ay affaire bi day def pause yi après pause bi dem mais ba may ñëw si game bi ba ma doon rap dama def Boy Guéro xam nga boo gisee sama Instagram dama def Samba pause yi après suuf mu si def Boy Guéro Boy Guéro la mais n'empêche gars yi da nga def Boy Guéro ñu lay woowee pause yi ma ne pourquoi pas ma def pause yi parce que man kese maa xam nar a tudd si àdduna bi Deuxième question qui vient. Salut Samba, j'aimerais savoir pourquoi ce style vestimentaire, tu es beaucoup critiqué là-dessus. dama ko ni genre affaire bi loolu man la quoi li nekk si man laay génnee man lu ma sentir laay sol lu ma si xool ndax dina neex kii wala dina neex kële à chaque fois damay xool lu ma bëgg man naa ko bëgg rek ma sol ko voilà quoi gars yi kiffé soo ko bëggee sax si lay mën a neex gars yi voilà noonu la demee nag. Troisième question, salut Samba, gis nañu temps yi t'es beaucoup plus productif xanaa album bi waratul sori. D'accord. genre dama ko ni ñu ngi si album bi mais instant bi vidéo yi ñuy def benn série de vidéo la yu si yoo la def sa poche la bokk pré album genre 5 vidéo lay doon incha allah bi ñu mujjee génnee Marek Cheikh bi moo nekk nu mu tuddati moo nekk deuxième vidéo bi Kirikou moo nekk première bi après des na yeneen 3 ou 2 après loolu mooy kii ba après ñu soog a wax si album bi ok d'accord bi ñu demee Facebook page bi la ñu gis est-ce que bi moom mooy sa page. bii la waaw bi mooy sa page ah. ñu jëlee fa ay photo bëgg ko commenter ak yow. ñu ngi la gis ak xale bu jigéen bu rafet lii fan la woon. ah kii mooy Marie. kii tournage la. ah tournage la. Rosita. C'était quand. am like def léegi mu def un mois. un mois ñu tourné vidéo Marie Cheikh bi. ah d'accord. Deuxième photo ñu ngi la gis fii ak sa ay bretelles sa pantalon en cuir. ok lii 2000 su ma juumul 2017 la. 2017 am like concert Dip Iba Mar. ok waaye concert Dip bi Iba Mar yee gis nga ma def waa ay bretelles yi. ak kan bi lunette yi. Troisième photo bi li xanaa sa koñ la li. voilà lii sama side la maag mafia bi maag sama gars yi ñëwee waa yoole yoole. genre ñoom laa doon àndal depuis booy quoi sama gars yi la. Quatrième et dernière photo ba tey dafa mel ni ak sa gars yi nga nekk nii de. waaw lii kii bi la mafia Boy Guéro bi. sama staff bi sama gars yi la. fii kii la woon kooru daaw dañu doon defar ay ndogu booy foofu ñu koy joxe gars yi si koñ bi affaire yi noonu. sama gars yi balaa maa pare nag damay teg sama téléphone bi ni ma koy defee saa su ne daal di jël sama téléphone virtuel. sànq ci njëlbeen maa ngi lay wax ne la plupart du temps dañ lay clash. mais kenn du la gis nga tontu. moo tax ci ñi lay clash noonu damaa fas yéene tànn si kenn paas la ko nga wax ak moom ci sama téléphone virtuel ki ma tànn di Hakill am waxal ak moom. waaw allo waaw nice waaw noonu la waaw game rek game yàlla baax na si kanam yëpp dina la kanam yëpp dina la xamal ci job rek incha allah sama mbir dina la waaw dund rek dund licence yaa ma gën a xam mu lay demee waaw incha allah léegi lan la wax ba nga ne ko incha allah waaw bi ngay tàggoo. comme li ñuy faral di wax rek. ay genre ay yenn affaire ay laal booy si ma la ñuy royee. ay booy maa tax booy lii amoon na moo tax nga ne ko waaw merci incha allah yow day gàttal wax. day gàttal wax di moo tax nga jëm foofu. ma yem foofu jàll si leneen. man jàmm laa jàmm baadu waaw noonu la jàmm dafa neex kontaan doon daa partager ce moment avec toi fi mu nekk nii pare nañu ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi rafetlu émission bi affaire bi nice la maa ngi bëgg ñëpp xam ni suñu sama waa koñ waa jàmm duñu jeg saaw. waaw dama dëkk si benn koñ boo xamante ne genre mag xale ndaw ñëpp genre dañu may jàppale quoi. mën naa ne ñoom ñoo ma gën a poussé ndax affaire bi jëma woon pour sax def ay yenn def yaakaar woon egg si muy commencé di egg si fii. parce que soo gisee affaire tool fii mën naa ne yàlla ak ñoom la. bu baax yàlla ak ñoom ñoo may support ba follow bi xam nga dañ naan boo xamul dara xamul lii mais dañ naan xaw affaire koñ rek ñoom dañuy support di si jàpp loolu tax man may gën a góorgóorlu di def le maximum pour affaire yi gën a kawe waaw instant bi xamuñu dara rek mais ñu jéem a jàng jéem a dugg si beneen univers jéem a avancé loo affaire yi parce que yëpp boyal ñun ay boy lañ bëgg nañ ñu gën a yaatu dama demee mais maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waaye studio bi ñëpp seen musique di nuyu
Dakar Sénégal ñëpp monde bi yëpp incha allah Samba Peuzzi mi ngi ñëw Star Boy. waaw. Samba Peuzzi la woon ci biir profil ñu xool paramètre ma ñëwaat. tey seen rubrique paramètres bu 100% mobile mi ngi leen di wan naka ngay activer double appel ci sa téléphone duggal téléphone nga daal di bës 3 points yi nekk ci kaw ensuite sur réglage puis appel nga daal di dugg ci autres paramètres nga daal di cocher appel en attente seen paramètre bi mën ngeen ko fekkaat ci suñu page Facebook bu 100% mobile.